Afrika ist unser Nachbarkontinent und durch die Globalisierung auf der einen Seite, aber auch die Digitalisierung wachsen unsere Kontinente, der europäische und der afrikanische, immer enger zusammen. Und deshalb freue ich mich, dass ich in der nächsten Woche nach Afrika reisen werde, um dort nicht nur über die klassische Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen, sondern vor allen Dingen auch über die Möglichkeiten, eine wirtschaftliche Perspektive zu eröffnen. Und diese wirtschaftliche Perspektive ist für die allermeisten Länder Afrikas deshalb so entscheidend, weil sie junge Länder sind, weil es viele junge Menschen gibt, die Ausbildung und Arbeitsplätze brauchen. Und deshalb müssen wir unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika verstärken. Alle drei Länder, Senegal, Ghana und Nigeria, sind demokratisch regiert. Sie stehen dennoch vor großen Herausforderungen, bringen sich aber alle auch sehr ein in die Lösung regionaler Konflikte. Und deshalb glaube ich, dass wir hier ganz besonders unterstützen sollten, wenn es um wirtschaftliche Perspektiven geht. Ich werde von einer Wirtschaftsdelegation auch begleitet. Und die Länder haben aber auch große Herausforderungen, zum Beispiel Nigeria, wenn es um den Kampf gegen Terrorismus geht. Und auch hier werden wir darüber reden, wie Sicherheit und Entwicklung am besten zusammengebracht werden. Meine Reise nach Senegal wird die erste sein, die ich in dieses Land unternehme, genauso auch nach Ghana. Und insofern freue ich mich auf diese beiden Länder. In Nigeria war ich schon, aber auch dort freue ich mich, dass ich wieder zum zweiten Mal hinfahren kann. Deutschland engagiert sich schon seit vielen Jahrzehnten in Afrika, aber es ist richtig, unsere Zusammenarbeit ist sehr viel enger. Das hat etwas zu tun damit, dass auf der einen Seite der afrikanische Kontinent noch große Entwicklungsschritte vor sich hat, aber die Afrikanische Union auch in den letzten Jahren sehr viel selbstständiger ihre Interessen artikuliert. Es hat etwas damit zu tun, dass wir auch das Thema der illegalen Migration miteinander besprechen müssen. Afrika hat viele Konflikte, da fliehen zum Teil Menschen mit unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, aber wir wissen auch auf der anderen Seite, für die deutsche Wirtschaft können die afrikanischen Länder ein guter Zukunftsmarkt sein. Andere Länder sind hier schon sehr aktiv. Afrikanische Länder wachsen im Durchschnitt mit vielen Prozent pro Jahr, zum Teil 5% und mehr in ihrer Wirtschaftskraft. Und das kann für das Exportland Deutschland auch ein guter zukünftiger Markt sein. Deshalb haben wir während unserer G20-Präsidentschaft auch die sogenannten Compacts with Africa geschlossen, an denen einige Länder teilnehmen, aber anderen eben auch diejenigen, die ich jetzt bereise. Und hier ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass die Investitionsbedingungen möglichst verlässlich sind für die deutsche Wirtschaft, aber auch, dass die Wirtschaftsvertreter Deutschlands ihre Chancen aufnehmen. Assalamualaikum mbokk yeeg xarit ñi seetaan yéen ñi saxoo di seetaan Diaspora Link Sénégal tey ji nag ñu ngi fii ci Halessator nekk benn parc bu am solo boo xamante ne ni dañ fiy def grill ak ñoom seen ñu am fekk ay sénégalais tey yu ñëw def seen grill waxtaan sottante xalaat baalante ak comme ñu ngi jóge récemment ci tabaski bi ñu ci profité di baal ñëpp ak di leen baalu ak di ñaan yàlla defal ñu jaamu defal ko sénégalais yëpp ci barke Seydina Mohamed tey nag ñu am fi ay xarit bëgg juste waxtaane benn mbir boo xamante ne jaxase na xelu sénégalais yi mu di demu Merkel bi Sénégal mu war a am le 29 ñi fi nekk sans papier jaaxle ci trop parce que ñu ngi jàpp ne tey jii bu jógee Sénégal rek rapatriement général moo ciy tegu loolu jaxase xelu sénégalais yi moo tax tey ñu dajante fii bëgg a sottantey xalaat ñu bàyyi sunu xarit yi sunu papa yi ñu nuyoo wax ñu lan mooy seen xalaat ci loolu nga xamante ne ni mooy tukki bu Merkel amal biir Sénégal waaw tonton maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Abdoulaye Thioy maa ngi Berlin depuis disons 30 ans. yàgg nañ fi lool. waaw léegi je ne sais pas da nga damay répondre directement ci question bi wala. waaw comme ni nga ko xamee grand Abdoulaye boo gisee sunu teewaay fii tey moo di xel yu jaxasoo rek tey ji ñi nga xamante ni dañ fi nekk en situation d'asile li ci ëpp nekk München seen xel dafa jaxasoo ci ñëw München bi ñëw Merkel bi Sénégal ñu bëgg a xam lan la ci Sénégal mën a ñàkk ak lan la ci mën a gagné rawatina ñi fi nekk sans papier tey ci gàttal. waaw mais xam nga y a de cela presque 1 an. waa München yi ñëwoon nañu fi Berlin
ñun Berlin man Ibou Diop noonu président association sénégalais yi nekk Berlin ak bon yeneen sénégalais yi daje nañu devant l'ambassade pour def benn protestation benn manifestation. C'était tout simplement dans le but que gisoon nañ ne que ñu ngi leen di waaj a génne te man suivre naa fii ay information qui allait dans ce sens-là que dañ leen di pare delloo et comme tey jii situation bi dafa jaxasoo en Allemagne même su fekkee sax les électeurs allemands problème immigration bi 7% seulement de la population moo leen intéressé donc ils ont d'autres préoccupations mais politiciens yi ñoom genre situation yu mel nii dañ ci profito parce que dafa am benn parti bu bees même pas 1 an d'existence di fi def tey jii 17% nekk direct derrière les sociodémocrates yi nga xam ne c'était un parti traditionnel allemand la nekk à 18%. donc tey jii ñoom et puis bateau yaa ngi ñëw ba léegi il faut que ñu yóbbu gaay et xam nañu suñu dirigeants yi nu ñu mel donc voyage Merkel bi moom matul ñu ci am ñaari xalaat et je crois même que au-delà des Sénégalais qui sont en Allemagne ou en Europe suñu moytul africains yi rek nit ku ñuul bu ñu mën a delloo en principe dinañ ko jéem a delloo. kon daal tey xel war na mën a ñaaw ci demum Angela Merkel boobu noonu biir Sénégal xel war na ci mën a ñaaw. waaw xel war na cee mën a ñaaw et puis xam nga Sénégal tey di dañu nekk à la veille des élections et puis tey jii soo gisee pourcentage yu jeunes yi peuple tey jii Sénégal dafa bare trop et je crois que itam yenn affaires yi du problème mu Merkel wala problème mu keneen defe naa suñu problème la d'abord ñun sénégalais yi ñoom ñoo mën a régler suñu société bi parce que man je vais régulièrement au Sénégal bu yàggu rek toog naa seetaan benn émission un jeune ñu koy invité di ko wax loo xalaat ci ñiy dee ci géej gi mu ne journaliste man dama amagul possibilité dem rek mais su ma amee possibilité dem damay dem waa ji na ko mais yow da ngay xaru da ngay dem pour rey sa bopp jeune bi lan la ko répondre mais man dama dee ba pare donc le fait que may jël gaal gi pour dem espoir la donc je ne vois pas ban solution la tey jii suñu état yi am parce que jéemuñu sax am solution parce que c'est le cadet de leur souci intéressé wu leen ñoom ils ont d'autres problèmes. mais li nga wax grand dafa am solo xel yi war na jaxasoo bu baax a baax ndax demu Merkel bi c'est la première fois dans l'histoire Bundeskanzler jóge fii si Allemagne dem Sénégal xel yi jaxasoo trop Ibou Diop yaakaar naa ne yow it am nga ci xalaat boo xamante ne nga ko ci mën a sotti ndax demu Merkel bi Sénégal jaxase na xel yëpp te yaakaar naa ne. yow sa xel jaxasoo na su ma juumlee. bon xaw ma ndax jaxasoo na ci wala jaxasoo wu ci je pense que ne Merkel mu xëy dem dëkk bu mel ni Sénégal mu ne dafay dem boo koy xool ci cours de l'histoire lu logique la. lu logique la parce que boo gisee suñu réew Sénégal depuis bientôt 10 ans dañu nekk réew boo xamante ni du rek ay nit yu fa dëkk suuf mu amul dara di dunde mbay dañ fa gis ay mines yoo xamante ni dafa intéressé adduna bi yëpp ñi ñu ngi spéculer naan pétrole Sénégal bi boo koy jël par exemple bokk na ci pétrole yi gën a baax ci adduna bi donc man bu ma koy xool du sax ragal mais damay jàpp ne Merkel li muy dem nii Sénégal c'est tout à fait logique mu dem Sénégal maintenant la question qu'il faut se poser mooy que ne Merkel bu ñëwee Sénégal est-ce que dina fa taseek ay ñin ñoo xamante ni mun nañu défendre intérêt sénégalais yi mun nañu défendre intérêt Sénégal defe naa question boobu ñun moom la ñu war a poser suñu bopp répondre ko ba pare nag soog a dem taseek Merkel parce que Merkel dafa am benn agenda boo xamante ni c'est guidé non seulement par l'Allemagne mais c'est guidé aussi par l'Union européenne bu ñu fàtte ni première économie Union européenne mooy dem Sénégal te Merkel dégg naa maa ngi lire ci suba ñu ne buy dem Sénégal dafay ànd ak ay investisseurs maanaam ñoo xamante ne nee nañu dañuy ñëw pour développer ñu suñu réew dañuy ñëw pour utal ñu suñu ay jeunes liggéey je pense que ne suñu dirigeants yi bu ñu tollul foo xamante ne ñoom mun nañu résoudre seen problème mu jeunesse boobu il a le droit de man wax sax waxuma ko Awadi wax na ko ñeneen ak ñeneen wax nañ ko jeunesse boobu am nañu droit fépp foo xamante ne ci àdduna bi yaakaar nañu bu ñu fa demee seen génn ci am nañ ci droit boobu man je pense que ni. mais Ibou man sama problème xam nga lan la. sama problème mooy ñi nga xamante ni dañu bàyyi ndey bàyyi ñëw fii ci Europe bi di fi yeewoo yàgg fi lool ñenn ñi am nañu fi ba 6 ans amuñu këyit
amuñu house building bi nga xamante ne moo tudd mooy formation professionnelle bi nga war a def pour mën a am benn qualification may ñu leen benn chance ñu bëgg a xëy def li fi Ablaye Wade defoon maanaam jël jeunes yi signé benn pacte delloo leen Sénégal loolu boo koy dégg sa yaram nu muy def. du yoon xam nga Allemagne sax loolu bu ko buggee def sax je pense que ne bu fekkee ne jàpp na le rôle les droits de l'homme c'est-à-dire Allemagne dafa signé ay pacte am na lenn loo xamante ne mënu ko bu koy def aussi daf koy def ci complicité suñu ay gouvernants loolu moo tax ma ne la bu ñuy dem di waxtaan ak Merkel pour delloo ay sénégalais je pense que ñun suñu dirigeant ñoom ñoo war a am benn posture boo xamante ni non seulement dañuy défendre intérêt sénégalais yi ak sénégalaises yi surtout de la diaspora ñi nga xamante ne nee nañu tey bu ñu téyewoon seen loxo Sénégal tasaaroo maanaam kër yi kenn dootul am loo lekk kenn dootul am loo naan da ngay xool Sénégal kër goo dugg am na ko fa nekk ci étranger te kooku noonu nekk ci étranger loxoom ci biir kër gi defe naa ne mooy loxo bi gën a diis kooku bu ñu nee dañ koy delloo nii parce que amul papier du yoon Allemagne mënu koo def parce que bala ngay delloo nii da ngay xam fu mu jógee boo xamee fu mu jógee aussi bala nga koy delloo da nga koy delloo est-ce que bëgg na wala bëggul c'est pas parce que da ngay protéger sa réew rek da ngaa war a mën a génnee ay nit de gauche à droite loolu moo tax ma ne la suñu dirigeants yi ñoom ci boppam ñoom ñoo war a xool ñoom ban posture la ñu war a am bu ñu jàkkaarloog Merkel bul fàtte ni première économie de l'Union européenne ngay waxal waxoog Roumanie waxoog Ungarn sans pour autant jéem leen taf benn genre placard. waaw parce que doguma la foofu parce que récemment am na benn délégation bu jógoon München boo xamante ni les sans-papiers ñoo ñëwoon waxtaan ak ambassadeur xamal leen que ni delloo bi moom nekkagul loo xamante ni signé nañ ko mais suñu demee tey jii nii ba delloo boobu noonu commencé jaxase seen xel tonton loolu nan la lay def. non xam nga ñun suñu problème mooy moi je le dis de tout temps booloo wuñu tant que booloo wuñu duñu am doole soo gisee fii Turquie nekk fi créer fi communauté luñ fi bëgg a am ko fi les Libanais bare wuñ fi communauté am fi doole ñun sénégalais politicien bi su ñëwee kii aw nële barki Demba Ndiaye lañ ñu andil les députés de la diaspora mais des députés qu'on n'a pas besoin man kan mooy suñu député ñun fii de la diaspora man xaw ma ko. man mi di wax ak yow xaw ma ko te maa ngi fi bëgg a def 4 ans. waaw voilà donc pour te dire rek ñun dañuy yàgg yëngatu ci association yi dañ ci def sa temps def ci sa xaalis doo ci dégg lu la neex ça ne t'empêche pas de continuer donc tant que solidarité boobu mënul nekk ci suñu biir mais duñu gagné benn cause. mais xeex bi lan la war a doon jamono ji xeex bi pour que loolu noonu ñuy mbëbët di ci njort muy déportation générale bi ñu bëgg a def collectif sax autant pour moi lan moo war a nekk xeex bi jamono ji may wax ak yow. waaw mais tey jii soo waroon tey jii Berlin peut-être 1% de la population des Sénégalais soo waroon tey jii mooy sa Allemagne peut-être 1% des Sénégalais qui vivent en Allemagne sont au courant. moo tax loolu laa la doon wax moo tax pas bien informé. les gens ne sont pas informés xamuñu lu xew et puis nit ñi dañoo dem ba à un certain moment les gens ont démissionné de se battre. de se battre pour le droit. su nit ñi xeexatul pour seen droit mais loo andi rek teg ko seen kaw tant que jéemuñu booloo parce que da ngay gis bi CNRI bi Matar Mbow doon diriger lan la proposé woon conseil de la diaspora. proposé woon des députés de la diaspora de conseil de la diaspora c'est-à-dire que dans chaque pays association yi dans chaque comprendre si nous prenons le cas de l'Allemagne Berlin taxawal association bu dëgër München taxawal association bu dëgër Düsseldorf taxawal association bu sans politique quoi. sans politique pour ñuy régler les problèmes de la diaspora. waaw ñoom suñu dajee waa Munich waa Berlin Francfort et cetera suñu dajee Allemagne am benn kuréel bu taxaw boo xam ne moom mooy régler loolu yëpp France am lu mel noonu. xamante ba pare dajante en même temps. Italie am lu mel noonu. donc su ko pays yooyu yëpp amee mais kooku diaspora bi day am doole. tey jii problème bii su amee ñu ñëw taxaw conseil de la diaspora boobu ñu ne taxaw gars yi am interlocuteur boo xam ne conseil boobu dina ko mën a def parce que conseil boobu dina mën a jël ay avocats dina mën a sensibiliser fii les organisations des droits de l'homme ainsi de suite mais loolu yëpp amu fi. kon problème mu déggoo mooy suñu jafe-jafe. bi gën a mag. mooy suñu jafe parce que suñu bés bu ñu déggoo ba xam priorité yi lan la mais lu ñu bëgg fii am dañ ko fi am. ça c'est vrai kon mbooloo mooy doole yaakaar naa ne loolu jeexal na wax Ibou Diop lan ngay jeexalee. je pense que ni Abdoulaye li mu wax mooy A ak O defe naa ni yaakaar naa ne bu fekkee ne rek nee nañu ñun dañuy défendre suñu intérêt pour être vraiment sincère avec toi mooy que ne man xaaruma
yàlla xam na ne xaaruma ci politique Sénégal ñu défendre intérêt des Sénégalais de la diaspora parce que intéressé wuñ leen ñi politiciens yi nga xamante ne depuis 1960 ñoo nga fa mënuñoo résoudre problème mu Sénégalais yi nekk ci biir Sénégal ñooñu xaaruma leen ñu régler suñu ay problème donc comme ni ko grand waxee yaakaar naa ne bu fekkee ne nee nañu tey ñun dañoo bëgg défendre suñu ay problème kooku ñun ñoo ko mën a défendre suñu bopp naka lañ koy défendre avant tout ñu booloo nekk benn bokk ndey bokk bàyyi jéem a xool ñun naka la ñu mën a relever suñu ay problème résoudre ko suñu bopp loolu nag mënoo koo def dans l'informel il faut nga def ko ci dans un cadre bien déterminé il faut mu am institution il faut mu am ay dirigeants il faut mu am ñu nekk ci gannaaw am ñu nekk ci diggante bi am ñu nekk ci ginnaaw bu fekkee nag affaire bi dañ koy jël def ko affaire de jaxase ku nekk di def lu la neex du nekk di wax lu la neex looloo tax Merkel am sañ-sañu dem ba Sénégal amul dara ku muy waxal mu naan politique yi pour xool réfugiés yi naka lañ leen di jëlee wala ñin ñi nga xamante ne amuñu kii naka lañ leen di delloo Sénégal Merkel buy dem Sénégal demul Sénégal pour défendre intérêt sénégalais yi nekk Allemagne buy dem Sénégal dafay dem Sénégal pour défendre intérêt Allemagne ak intérêt Union européenne intérêt Allemagne lan la nu ñu def de toute sorte que Sénégalais yi nga xamante ne nekk nañ fi amuñu ay papier te xamuñu naka lañ leen def ba delloo leen seen réew bu ñu leen delloo seen réew lan lañ fay def intéressé wu leen bu boobaa nag dinañu jox politique yi parce que politique xaalis moo leen intéressé ñu ngi dem ay élection ñiy dem ci élection yi soxla nañu xaalis bu leen Merkel proposé xaalis bien sûr que ne dañu signé contrat yi bu ñu signé contrat yi gars yi dañ leen di delloo. gars yi dañ leen di delloo loolu Ibou Diop di jeexalee ñuy wax tonton lan nga bëgg a jeexalee. Non di def comme ni ma waxee tout à l'heure rek di def encore un appel aux Sénégalais bon ñun yàgg nañu Allemagne suñu waar commencé na wéy ñun defe naa ci tànku ñibbi la ñu nekk donc jeunesse bi fi nekk ñu jéem a xool nu ñuy créer ay structure yoo xam ne daf leen di permettre que suba xeex bu ñu sumb mën ko gagner mais suñu ku nekk toogee sa coin rek di toog di xaar politicien bi ñëw di la manipuler ñu dénoncer déjà ces députés de la diaspora dont on n'en a même pas du tout besoin kenn xamu leen duñu régler problème mu dara donc loolu daal laa doon terminer donc di espérer que comme problème bi jàmp na que waa Munich yooyu itam ñi ci ceux qui sont déjà informés jéem a xool nu ñuy contacter ñeneen ñi pour ñu xool nu ñu jéem a daje pour xool dans l'immédiat même su dee naree métti xool lan lañ ci mën a def xool yan action la ñu mën a def au niveau de l'ambassade au moins que def benn tapage am na ñoo xam ne xam nañ fi des journalistes allemands xam nañ fi ñoo xam ne ñu ngi dans la société civile allemande ñoo xam ne ñu ngi xeex ci problème mu réfugiés yi ak bateau yi ni muy ñëwee nga xam ne information loolu la ñuy njëkk a wone donc ñu xool daal lan lañ ci mën a def bañ a démissionner. ñu xool lan lañ ci mën a def bañ a démissionner loolu la sunu tonton jeexalee loolu nekkoon seen émission le Sénégal à domicile ñu bëgg di leen ko amoon nag weekend bu nekk ñu bëgg invité kenn mbala mbooloo waxtaan ak ñoom parce que ñun Sénégal moo ñu ñor ci la ñuy dox ci la ñuy wax. ñu leen di jaajëfal di leen wax ba beneen yoon incha allahu rabi di profité waat bu baax di leen wax bal leen ñu àq ci julli gi ñu jógee ñu leen di baal.